di la ziar bëggoon ñëw voilà ñu ñëw ci problème mu Akilee ak Senelec ba xam nan nga ko analyser yow coow li. waaw wax nga ndax coow li bari na ci Akilee ak Senelec man li ma ci jëkk a wax mooy Senelec installé compteur intelligent bu ànd ak technique loolu gën na ci Senelec gën na ci sénégalais waaye naka la ñu war a jaar ba loolu mën a ne li ma wax mooy bu fekkee ne Akilee dafa waroon a yem rek ci doon société bu def offre ñeneen taxaw def offre ñu taamu bi gën ci offre yi kon coow du am ndax bu boobaa Akilee day indi compteur ak plateforme bu kenn xalaat lu jafe na ba mu bañ a mën a ne ndax compteur mën nga ko commander ñu defaral la ko ni nga ko bëggee plateforme nga defar ko yow ci sa bopp ndax sa xam-xam kon Akilee mënoon na indi offre boo xam ne Senelec bu taxawee Exim indi bosam Huawei indi bosam ay américain wala ay juif indi seen bos Akilee indi bosam Senelec daal di taamu bi gën ci Senelec ak bi gën ci sénégalais yi waaye defewuñu ko noonu jaarale ko ci société filiale waaw lu tax loolu moo war a indi sénégalais yi xalaat ba xam lu tax ñu soxla filiale ci loo xam ne mënoon na ñàkk te nag mu am solo lool ndax ñun ci suñu CRD dañuy jiital lépp loo xam ne production nationale la ak taamu ay sénégalais kon bu Akilee ñëwoon ni mu waree indi compteuram indi plateforme kon wax bi du kenn du ko waxati bu fekkoon ne sax njëgam gënoon na ëppoon na tuuti li ñeneen yi indi kon ñu taamu Akilee moo ñuy gënal ñun waaye lu jaarale ko ci filialisation dëgg la loolu am dëgg la mais nag loolu la ñu war a seet ba nag mu am leneen itam loo xam ne dinaa ko ci yokk balaa may daaneel waaw maa ngi dégg waaw contrat bi jaar na yoon conseil d'administration moo ko signé directeur général déggoog waa Akilee di filiale ñu daal di tëral convention réglementée yoon may na ko mais oui mais loolu yëpp yoon may na ko waaye bu ñu fàtte ne Senelec ñi ko moom ñooy citoyen sénégalais c'est la nation sénégalaise te am na société yoo xam ne conseil d'administration directeur général dinañ doxal lu méngoowul ak njëriñu ñi ko moom loolu moo indi abus de biens sociaux kon bu fekkee ne saytu bi ñuy laajte indi nañu gis ne ñii ñu doxaleeg Senelec gënul ci nation sénégalaise waxuma ne ay conseil d'administration def na lu mu war directeur général signé na def na lu mu war déedéet bu fekkee ne méngoowul ak njëriñu sénégalais bu boobaa yoon dafa war a dal ci Akilee waaye itam ci Senelec bi ko signé maanaam ñi signé Senelec ñun ci loolu la ñuy oote ndax dañu jiital intérêt nation sénégalaise Senelec du yëfu directeur général du yëfu parti APR bu ko fa fal du yëfu conseil d'administration du yëfu syndicat ku nekk am na wàll boo ci war a dox waaye au final ki moom Senelec mooy sénégalais dëgg la kon lépp lu lor sénégalais rek war nañ ci jóg mu des nag ñu war a saytu ndax am na ñu ne lor am na ñu ne lor amul mais nañu saytu mbir mi ba xam c'est tout ba pare nag
am lu am solo te ma dégg ñu koy neewal ñu ne waaw délit d'initié amul mais Mati Senelec dénk benn cabinet Amadou Ly nekk fa ci biir Senelec di doxal mu bokk ci li ñuy sant Senelec ne leen bu fekkee ne da ngeen bëgg lu baax ci Senelec na ngeen taxawal ay compteur intelligent plateforme intelligente waaw dëgg la loolu dëgg la waaye nga génn ci loolu taxawal sa société ak ñeneen daal di am marché ci ñoom dëgg la du ñàkk loolu mën a tegu ci yoon waaye éthique moo ci nekkul éthique fu mu nekkul rek war nañu am njort bu ñaaw waaw ndax ni ma la ko waxee bi may door bu Akilee defoon na ñeneen ne man itam mën naa indi sama compteur mën naa indi sama plateforme bu boobaa day leer ñu taxawal diw indi na mooy li ñuy wax appel à la concurrence Akilee indi na waaye Akilee kat nañ ko may tuuti loo xam ne lii duñ ko may ñeneen ndax sénégalais la waaye jaaru dafa ñu ko noonu c'est ça le problème bu ñu indi wax bi fu mu waru te dikkee waaw ñu ñëw nag ci aussi li nga xam ne sànq ñoom Ibrahima Sène wax na ko moom mooy en fait xam nañ ne déjà benn Pape Demba bi tey aussi ak yenn cadre Senelec yi wax ne contrat bi teguwul ci yoon ñu ngi woon ci conseil d'administration bi ba ñu nekkoon di tënk contrat bi ci boppam donc moom mu jàpp ne Ibrahima Sène ne coowul yëpp moom mooy dafa am ñu nekk biir Senelec tey jii Akilee rafle na am na contrat 10 ans te ñoom boole wuñu leen ci c'est-à-dire dafa am ñoo xamante ne ni dañu fa nekkal yenn société privée yi nga xam ne comme israélien yeeg ñoom seen te bu ñu rafle marché bi ñoom dañ ciy am part loolu looy tontu ci loolu waaw Mati wax boobu amul maanaa xam nga li am maanaa mooy tey li nga xam ne lii am na ba ñu signé ko te ñu feeñal ko ndax doon la njëriñ ci Senelec am déet ndax Senelec mënoon na am lu gën lii loolooy wax ji ndax Senelec mënoon na am lii te du ci fay lii yëpp loolooy wax ji bu fekkee ne loolu feeñ na kon dañu war a topp waa Senelec ñi nga xam ne ñi àndoon nañ ci topp itam waa Akilee am na sax loo xam ne man de maa ngi ciy oote ndax dafa mel ni filialisation dañ ko génnee rek ndax mën a teggi yoon bi doon taamu li gën ci Senelec ci bu ñuy appel d'offre ndax gis nañ ko ci Excelec xaw ma ndax yaa ngi koy dégg waaye dégg naa jaay nañu marché ci biir marché gré à gré poto lampe béton boo xam ne 14 millions 400 000 la benn ñu ngi koy wax ci réseau yi mi ngi feeñ tey jii nag bu fekkee ne filialisation feeñ na war a doon yoon bu ñu tëral ndax rek war a lor sénégalais yi dama ne waxuma Senelec de ndax Senelec am na ñoo xam ne ñu ngi jiital njëriñu Senelec waaye am na ñoo jiital itam te ñu ngi ci biir Senelec ñu ngi woon ci biir Senelec c'est ça bu fekkee ne filialisation bi jàpp nañu ne yoon la bu ñu indi ndax rek war a teggi yoon bi mën a indi ñu jiital njëriñu Senelec bépp société filialu Senelec dañ ko war a nationaliser mu doon société nationale sénégalais yi moom ko muy Akilee muy Excelec muy beneen ndax sonn nañu ci suñu réew mi c'est pas possible ça ba nag ñu jiital ci ma wax la dara boo seetee ba seet société sénégalaise nationale bu musa def plus de 10 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires lekk nañ la baa boog ñu ngi lay lekk looloo am muy ICS démb muy Sonacos ci ICS sax mujj nañ ko jaay muy Sonacos muy SAR muy Senelec loolu rek ngi ciy gis sénégalais yi sonn nañu am na solo dañu bàyyi di lakk di non mais c'est pas possible ça
non xam nañ ne vraiment nekk na lu la ça vous tient à cœur xam nga donc scandale la ñun ça fait presque 3 mois on en a parlé fii ak suñu benn économiste ici au niveau de la diaspora muy Moussa Bala Fofana mais juste avant dernière question ci point Akile balaa may ñëw ci 2 sujets d'actualité mooy li xew Cap Skirring ak it également enseignants yi ak Covid-19 bi moom mooy xam nañ ne waa CIS mun nañ ne c'est le club des investisseurs du Sénégal xam ngeen le club des investisseurs du Sénégal presque membres yu bari démissionné nañu parce que nee nañ dafa am benn communiqué bi nga xam ne ñu ngi ko doon génnee pour soutenir Akile donc aussi mu mel ni daal mbir mi on connaît pas tout en fait dans cette affaire là. Le conseil des investisseurs du Sénégal leer na ndax ki signé communiqué bi nee na juum na gis nga manipulation bi dafa bari maa ngi dégg tey ne te dégguma ko man ci sama bopp waaye nee nañu directeur général Akile xaw ma Amadou Ly xaw ma mi ngi doon wax grand jury naan waaw ñoom Abdoul Mbaye ak Thierno Alassane Sall mëtuñu njiit ndax mëtuñu njiitu réew ndax li ni ñuy doxalee gis nga mbirum politique bi nañ ko teg fële jiital njëriñu Senelec njëriñu askanu Senelec sax la ñuy jiital soog ci teg njëriñu Senelec te nag kooku may tudd noonu directeur général Akile na ku ne xam ne itam c'est un APR c'est politique bi ñëw na ci waaye ba tey loolu nañ ko teg fële nañu bàyyi politique bi ndax njëriñ la ci sénégalais yi am du njëriñ ci sénégalais yi ñu defee ko niñ ko defee jaarale ko ci Akile bu fekkee ne du njëriñ ay conseil d'administration d'accord na directeur général d'accord na convention réglementée loolu yëpp yëfu caaxaan la nañu indiwaat li war a ne te bu fekkee ne renégociation contrat bi jafe na noonu la ñu jafe ndax nag ma wax la dara de ñi nekk ci biir Akile duñu ay dof ñi nekk ci itam doon leen dimbale ci biir Senelec ak feneen duñu ay dof kon am na loo xam ne béton la ci seeni contrat waaye bu yëf yi naree jafe lool bu boobaa nañu indi nationalisation bi wax bi jeex waaye li wóor ba wóor bu fekkoon ne lépp dafa waroon a tegu ci yoon kon kenn du fi wax ay affaire filialisation te concurrence bi day doon concurrence bu nuroog li nga xam ne li ñeneen ñi indi nañ ko maa ngi ak sama compteur maa ngi ak sama plateforme te moo ëpp njëriñ li ñëlee indi nga wane ko ba pare njëg mi néew ñu taamu la mu jeex bu boobaa wax du am am na solo waaw am na solo donc juste rek balaa ñuy tàggoo comme ni ma la ko waxee donc ñaari sujet d'actualité xam nañ ne voilà xam nañ ne fële ca Cap Skirring démb ci samedi bi am na benn manifestation contre le manque d'eau à Cap Skirring ba dem nañ sax ba nee nañu attaqué nañu brigade gendarmerie ba fa nekk am na ñuy laam-laamee ne am na un riverain qui a reçu une balle réelle donc mu nekk sujet bu doy waar en plein coronavirus Covid-19 couvre-feu nit ñi am problème mu ndox bay génn di manifester ba mbir mi daal di dégénérer ban lecture ak ban analyse moom nga ci am. waaw loolu daal man ci sama xalaat munoon na ñàkk ndax ci fii ñu toll muy Covid am na sax walla Covid amut ku jooy amatuma ndox donc danga koy ne ñu ngi ñëw wax ko lu leer mu mun ko gëm te mu bañ a ànd ak caaxaan ñaareel bi nga indil ko ndox bi mu soxla citerne ka am ñoo citerne di ñëw di ko indil looloo mën a ne waaye doo xaar ba yëf yi sës ba ñu daal di teggi yoon te am na ñoo xam ne teggi nañu yoon te kenn waxu leen dara ci biir Covid-19 waaye nga violence bi dikk na ñëpp dal waaye ñi ñàkk ndox nañ leen wax lu leer ñu xam ne ndox a ngi ñëw ba pare nag indil leen ay citerne ndox ñu balaa li ñuy wax ci réseau boo xam ne ñu ngi koy liggéey soog a mën a dikk vraiment lii warut a am.
dëgg la warutoon a am. voilà et en plus aussi ba tey ci contexte bi ñu xam nañ ne aussi la rentrée bu 2 juin par rapport ak enseignants yi gis nañ vidéo yi ah donc il y a vraiment benn rentrée chaotique on va dire des enseignants parce que le fait que rek ñu war leen acheminer ci fa ñu war a dem bërëbu liggéeyukaay gis nañ vidéo yi mu nekk lu doy waar rek respecté wul geste barrière yi buuxante bi mu nekk lu doy waar li ni mel aussi naka nga ko jàngatee dysfonctionnement bi ni mel. dafa am loo xam ne dañ ko war a nangu itam mooy man de ci li ma jàpp incompétence dafa bari ci suñu gaañ gouvernement ak ni muy doxalee incompétence dafa bari 40 ministres indiwul compétence ñeent fukki ministre indiwul compétence léegi nag li des mooy te mu am solo lool mooy enseignants yi nga xam ne àgg nañu ci seeni école ak parents d'élèves yi maanaam waajuru xale yi war jàng nañu seet bu baax bu fekkee ne xale yi dugg ci biir classe yi àndut ak fagaru loolu bu mu am bu fekkee ne am na nag nañu dem jàngi ji ndax jàngi ji jot na yaakaar naa daal ne loolu sax la ñu jàpp waaye jël ko sëf ko ci boppu comité régional waaye looloo am solo ndegem li am na ba noppi enseignant bu ne directeur d'école bu ne bu gisee ne xale yi mën nañu jàngi en toute sécurité sanitaire na loolu mën a ne risque yi bari école boobu na xaar ba ñu indil ko loo xam ne dina mën a tax dina mën a indi fagaru bu jëm ci enseignants yi bu jëm ci élèves yi. Justement suñu dernière question c'est ça naka nga jàngatee gestion Covid-19 bi par l'État du Sénégal. boobu question de li de tontu ci dina xaw a jafe man daal li ma ci gis mooy. fii ñu toll tey am na solo ñu dellu ci mën a liggéey ci mën a jàng waaye lépp war a ànd fagaru bu doy te compétence boobu ci dëgg-dëgg nag ñàkk na ndax moom nga doon wax sànq enseignants yi ni ñu doon dajaloo ci terminus bi ku ne gis na tam koo xam ne fu njun la woon la ñu waroon a dem waaye pagaay ba bari fa lool et cetera et cetera gestion sanitaire bi ci boppam fa tabar fa kat la kenn mënut a bañ ne dëgg la maladie bari nañu lal yi doy ñu waaye sant yàlla bakken yi rot benn bakken bu rotee sax ëpp na waaye boo seetee Sénégal ak ñeneen réew yi ñeen fukki bakken ci dëgg-dëgg wane na ne suñu personnel médical jàmbaar la te am na wàll boo xam ne itam gouvernement moo ko moom li am solo nag tey mooy la reprise économique ndax attention ñu ngi koy faydaalu ñu ko bu ñu ko war a faydaale mbéy mi am na solo nañ ko toppatoo bu baax man li ma ci déggagum doyuma touriste nañ ko toppatoo activité bu nekk secteur bu nekk nañu oote ñi ko yor ñi ciy yëngatu ñu joxe seen xalaat ñu seet naka la ñuy def ba mbir mi demaat maa ngi doon lire sànq ay saison di tax ak lu bëri loo xam ne mi ngi doon jógee Casamance loolu dégg naa kenn gisatu ko loolu yëpp ak napp yi loolu yëpp war nañ ci jóg indi loo xam ne dina mën a gaawal reprise économique bi nga xam ne di doon na lu war a am njëriñ tey sinon mbir mi dina metti de. moom kañ doy na waar gars yi juste rek pour bu fekkee ay information complémentaire mun ngeen donc envoyer email waa ACT donc actsenegaltv@gmail.com je le répète actsenegaltv@gmail.com wala ngeen woote ci numéro bi 33 00 221 33 868 74 75
33 868 74 75 kon nag monsieur le premier ministre donc ñu ngi lay ziar di kontaan bu baax nag vraiment ci sa disponibilité ci sa pertinence macha allah vraiment. d'accord Mati jërëjëf Mati. merci beaucoup voilà donc vraiment yàgg na di dugg ci suñu live te c'est un plaisir de l'avoir par sa simplicité sa pertinence également aussi c'est un homme d'État voilà même bu ñu politiqueul et tout muy moom di ñoom juge dem j'ai beaucoup de respect ci vraiment homme politique yu mel nii te waa ACT wax dëgg neex yàlla doo leen dégg militants yi ci live yi wala ci internet bi et c'est important il faut ngeen xalaat image yu seen parti politique c'est important ba pare nag jigéen ju mën góor gu ñuy tuddee yaa Fatou gérer communication bi maa ngi kontaan ci yow di la remercier encore une fois c'est un plaisir un honneur même de te connaître vraiment comme quoi Sénégal ba ci biir politique bi am na vraiment ñi nga xamante ne nii dañu am ay conviction dëggantaan voilà ñi ñu war a nag jox kàddu presse bi et ça c'est un appel que je lance dafa am ñoo xam ne dañ leen war a di leen di jox kàddu ñuy wax voilà donc vraiment merci beaucoup Ya Fatou merci beaucoup aussi à tous les militants yi nga xam ne ñu ngi bokk foofu ca ACT voilà